Naar Samb la responsable politique APR Touba bokk zone 7 nekk vice-président zone 7 de Guédé ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal di rafetluwaat vraiment dalal bi ñu dalal ci Darou Manane TV. jërëjëf sëñ Naar ci nuyoo bu am solo boobu yi sëriñ Naar yaakaar ji mel ni xaw na tas ci biir département bi lan mooy jafe-jafe APR ginnaaw boo xam ne essayé nañu tedd liste yu bëree bëri ci département bi ku mel ni sëñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma bi ñu ko indee ngir benn bokk yak am ndam la woon ñu indi ko mu nekk circonstance bu jafe boo xam ne bi mu ci dugg see am na ci entourage am mu mel ni bi ñu indee soxna maam Xari Mbàkke it loolu moom moo am ci biir benn bokk yaakaar tey jii ñu indi sëñ Galas mi nga xam ne amoon nañ yaakaar ne bu ñëwee dina am changement lan mooy jafe-jafe APR ba mënuñoo am ndam sëñ Naar. waaw Mame Khadim maa ngi lay nuyuwaat bu baax di nuyu auditeurs yëpp li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe APR mooy dama jàpp ni APR jamono biir Touba bi ñu nekk nekkul loo xamante ni sëriñ sant wala leneen moo tax ñu am fi ndam non APR dafa laaj taxaw seetlu dafa laaj ndëpp dafa laaj ñi nga xamante ni gëm nañ APR wala bëgg nañ APR wala APR authentique la ñu waxtaan ak ñoom xool nan ban programme war a tëral ak nan lañ mën a def ba APR am fi ndam kon jàpp naa ni du sant du tur du lépp loo xamante ni dañ koy def ci Touba ngir jàpp ni APR war na fi mën a am ndam boo gisee li nga xamante ni son excellence def na ko président de la république jàpp naa ni ak kuñ mënoon teg ci département bi wala commune bi wa nga def la tête de liste jàpp naa waa Touba war nañoo jàpp ci liste bi voté ko gagné ko parce que président def na fi lu ne def na fi fu ne. def na fi lu ne def na fi fu ne kon da ngaa bëgg a jàpp ne waa dëkk bi ñoo deful la leen war. waaw du question waa dëkk bi moo deful ñenn ci dëkk bi parce que am na ñoo xamante ne ànduñu ak président de la république te ñi ngi woon ci biir coalition bi tey mënuma comprendre tey ñu ni tey. li nga xamante ni président am na ko ci dëkk bi muy ay militants muy ay APR authentique ñoom chaque instant ñuy s'ouvrir jàpp naa ni nit bu la ñëwul du la may soxna kon gëm naa ni ñi nga xamante ñoo fi nekkal président de la république bu fekkoon ñeenan leen gëm naa ni bu fi président Macky Sall tànne Massamba wala tànne fi Mademba jàpp naa ni dafay nekk loo xamante ni lettre à la poste lay doon dañ fiy gagné à 100% mais ñi nga xamante ne ñoo nekk biir APR dëkk ci dëkk bi dañ leen ñeewuñ leen. donte président de la république mi ngi def le maximum xoolal ñaata nit la fi président de la république fal boo xamante ni jàpp na HTC wala conseil économique et social wala ministre conseil wala nangam ak nangam te ñooñu jàpp naa ne andiluñ apporté luñ président de la république dara kon gëm naa ni ñooñu noonu tey bu fekkoon ni président da leen far ñu jigee askan wi ñuy liggéey ak askan wi ñuy wuy nit ñi seen téléphone jàpp naa ne tey lépp lu fi président taalal war nañ ko mën a am kon gëm naa ne loolu moom moo nekk li nga xamante ni moom moo ñuy xañ mais bu fekkee dañ la fal wala ñu jox la ndomba tànk te nu nga wàcc askan wi bàyyi ba élection yi jóg nga ni tey da ngay jóg ngir dagaan baatu askan wi jàppal ni doo am dara parce que askan wi danaa jige woo ñu woon boo fala bu subaa noonu ngay defaat loolu moo tax ñun mënuñu fexe ba am ndam ci département bi surtout commune bu Touba. ñenn ñoo waroon a jóg kon kan moo tëj ci ñoom. waaw boo xoolee man tête de liste bi xëy na peut-être xam naa ko xaw ma ko man en tant que responsable parce que jël naa sama téléphone woo naa ko ba sonn nungu mu uyu. jàpp naa ne ak ñeneen ñoo xamante ne ñi ngi woon ci biir liste bi gëm naa ne dañ leen di woo téléphone pour xool nan la ñuy liggéey nan la ñu war a mën a def pour président de la république am ndam mais duñ la sax lijjanti duñ la sax wuyu kon jàpp naa ne ñooñu aussi am nañ ci part de responsabilité ci li nga xamante ne moom mooy perte bi nga xamante ne perte nañ ko ci commune bi Touba. ñu gis ndaw ñoo xam ne ñi ngi ci biir parti APR ñu wax ne li gën a ñàkkaloo APR ci lañ bokk mu ñu dem andi leen te amul lu ñëwoon benn njariñ lu dul yàqoon seen der ci li ñu romb ñëw nekkaat seen biir ñu baree bari mere leen ci loolu ba war a sanction am. waaw loolu dafay am solo loolu dafa am parce que tey man mënuma comprendre benn nit wala ñaari nit taxaw yor ci réseaux sociaux yi yor di wax lu ñaaw wala def lu bon wala ñu wax loo xamante leer na ne ni lii tey képp kuy suba war nga sóoraale sa doom wala sa mbokk dina fi nekk nga di ko dégg ñu koy dégg ñu ne diw moo doon wax lii kenn ku ne war nga ko sóoraale ñooñu tey bu ñu demee ba président de la république leen recevoir wa ilaaka ay nit di leen indi ci biir Benno Bokk Yaakaar jàpp naa loolu aussi ci lu salir Benno Bokk Yaakaar doon parce que nit ki waroo ko ragal ngir làmmañam da nga ko war a bëgg ngir li nga xamante ne mooy ay compétence am loolu mooy li am solo.
da nga ko war a bëgg ngir ay compétence am mais bu demee ba ministre de l'intérieur dikk fii am fi 3 jours yoo xam ne mi ngi décroché ñooñu nga xam ne moom la ñuy tudd comme opposant ñu nekkoon ci ñenn ñi ngi woon ci liste Yewwi ci élection yi ñu génn wala sax ñi ngi parti Pastef ku mel ni Mame Dame nga xam ne sax coordinateur sëñ Cheikh Thioro moo dem ba indi ko ci biir parti bi massifié li nga xam ne moo doon parti bi ñu indi woon ko seen biir ñu jàppoon ne gagnant bu rëy lay doon ci seen biir mais ñu bari ñi ngi ñaawlu ñëw gi nga xam ne ñëw na ko même veille élection sax ñi ngi woon ci ñi xoo ñaaxoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar. bon en fait xam nga ku souvent dañu ko yokk cere dolli ñaax tey ministre de l'intérieur vraiment gëm-gëm ak yëg-yëg bi nga xamante ne am na ko ngir jàppale son excellence monsieur le président de la république pour mu am ndam xëy na loolu moo ko si dugal moo tax mu xool jàpp ne ñii kat war na leen mën a démarcher indi leen ci biir Benno Bokk Yaakaar ngir yokk li nga xamante ni moom mooy victoire bi ñu waroon am ci biir Touba. mais nag man gisee ma ko noonu dama ne ñun ñi nga xamante ne ay gaynde lañ ay gaynde fàkk tëdd lañ nekk ci Benno Bokk Yaakaar lan la ñu parti bi defal. lan la ñu parti bi defal. ndax du foofu la juumee ndax wartoon na ñëw xool ki nga xam ne jël naa Samb fekk ko Gédé ga mu nekk ne ko diggante Gédé Baxdaad ak Kawsara fu mën a doon nañu xool nu ñu renforcer ci doole ginnaaw bu la nit ñi toppee te benn moyen bu leen defal amee woo ko noonu doole da doole gën doon rafet ci indi ñoo xam ne bu ñuy ñëw xamoo ndax dañu andaal dara am déet. c'est ça loolu Ahmadou loolu moom mooy fotu ñi nga xamante ne mooy seen démarcheur. parce que bu fekkee da nga fekk ay ndaw. ñu nekk ci parti bi di liggéey parti bi depuis parti bi ba léegi yow nga baleen fa jël Masamba wala ma Demba du ma tudd tur wala ma Paate jël jox leen oto jox leen xaalis ni leen dem leen di campagne est-ce que buñ ko defoon ñi nga xamante ne affaire authentique la duñu am ndam. est-ce que buñ ko defoon ñi nga xamante ne jàpp na ne tey su démb ak bërki démb ñu ngi woon ci ginnaaw président Macky Sall duñ gën a mën a li nga xamante ne affaire am nañ ko duñ ko am. buñ ko defoon jàpp naa ni moom mooy gën que ñuy déboucher ay nit yoo xamante ne jàpp na ne bu ñu ñëw ñoom kese la doon wala ñaar wala ñett nit te am na ñoo xamante ay kilifa la nekk ci parti bi yàgg ci parti bi di liggéeyal parti bi ak ay nitam ak seen i association seen i mouvement des femmes ngir luy doxal président de la République ñoo ñu jël ginnaaw leen jàpp naa ne loolu aussi li ñu may defet ci la bokk. lu mayee defet ci la bokk comme noonu ñu ko waxee moo war leen a mën a dooleel kenn ku ci nekk fi nga ne mais tamit benn système boo xam ne jàppoon naa ne war nañ ko gën a mën a changer ndax bu benn feemu xeex la ñu jël mu système mu café def ay café def ay wër ma jàpp ne responsable politique war na mën a weesu fu muy defee café ndax man café fan laa ko reconnaître moo doon dem ci benn mouvement wala benn association wala benn groupement femme defal ko café waaye responsable politique bi ci boppam moom rassemblement politique la war a def wala ñu tuddee ko sax benn meeting waaye tamit def benn café dem benn responsable fekk ji ko mu def benn café 50 000 francs coow nga ko mën a jural sanction bi nga xam ne mi ngi koy xaar ci ko ñam mooy fexe ba àgg ci bureau de vote var sanction la dañu jàpp ne mi ngi xaalis bu dul jeex or que ne joxuñu ko. effectivement Xaadim loolu dañ la koy dëggalal ñun waa zone 7 di remercier bu baax di nuyu honorable député Abdou Ahad Seck Sadaga vraiment muy jàmbaar muy frère muy mag muy rakk ci président de la république. parce que honorable député Abdou Ahad Seck Sadaga bi ñu commencé campagne dafa ñëw ubbil ñu permanence ñu def lancé suñu premier jour campagne mu jël 11 oto. def ko ci zone bi ni pour yombal li nga xamante ne mooy liggéeyu zone bi mu jënd 6 moto teg ko ci zone bi ngir mu liggéey bu yombal zone bi man mii di wax ak yow jël sama oto ma teg ko ci zone bi ngir liggéeyal son excellence monsieur le président de la république. kon honorable député Abdou Ahad Seck Sadaga loolu ñuy wax ay café moom dafa dem doon doxu contre lan moo mu ni lan lañ ñu ni ko ñun lan liñ bëgg mooy. sancaan yi nga xamante ñoo nekk Tindóodi ñoo nekk Nayda ñoo nekk feneen ak feneen ñoo nekk Saam ñoo nekk Baxdaat te musuñu am ndox nan la ñuy def ba utal leen ay ndox ñu jël plus de 7 kilomètres ndox ñu def ko ci suuf ubbil leen ay robinet muy xelli avant campagne bi kon jàpp naa loolu moom mooy liggéey mais pas café ñu xool tey Tindóodi bi nga xamante ne ay sancaan ñoo fa ne honorable jóg fexe waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy wàllu courant ñu ne incha allah rabi dinañ def le tout pour indi leen courant gëm naa ni loolu moom mooy campagne gëm naa ni loolu moom mooy liggéeyal président de la république mais pas que baasal fi Masamba baasal fi Mademba li nga xamante ni keroog bi ñuy ubbi suñu campagne yaakaar naa ña fa ñëwoon wala télé wala rajo ya fa ñëwoon xam na ni honorable député Abdou Ahad Seck Sadaga ak zone 7 bi nga xamante ni lim liggéey ci élection yii nii élection législative yi gëm naa ne bu ko zone yëpp liggéeyoon jàpp naa ne président Macky Sall war na mën a am ndam ci dëkk bi.
moo ne lu jëf ju rafet jooju yi ngay wax yëpp mu def ko muy loo xam ne système la boo xam ne sax moom laa doon junj dem ci yenn responsable yi may leen addition d'eau yokk ndox mi bañ mën a agsi ci ñoom dem ci yenn quartier périphérique yi dafa leen ay éclairage ndax dëkk bi lëndëm café goo dem presque loolu lañ lay jàmbat amuñuy làmp ndox mi matut ba fi ñu toll nii loolu mu nekkoon geste bu rafet mais nag am na ñu jàpp ne campagneul. non ku wax loolu da nga xamul zone 7 bi ñu nekk honorable nekk coordonnateur bi jàpp naa ni ku wax ni campagneul yow yaa campagneul parce que moom 9h la ñuy déparé këram bañ na ko ba 23h minuit 1h du matin léeg-léeg la ñuy dugg si këram. kon jàpp naa ne añ sax ci àll bi lañ doon fekk kon kooku ku ni campagneul gëm naa ni yow yaa campagne wala yow yaa taxaw pour saboter li nga xamante ne moom mooy victoire de son excellence monsieur le président de la république mais honorable député Abdou Assec Sadaga du sama leader. zone lañ seq mu nekk sama coordonnateur zone ma nekk vice président ci zone bi kon gëm naa ne bu fekkoon liggéeyul damay taxaw ne liggéeyul man la ma gëm-gëm ñëpp xam na ni ma nitu principe la li ma gëm laay wax li am laay wax te lépp lu ma wax foo dem teg fa baaraam fekk fa sa baaraam. ndaxte yi ginnaaw bu ñu waxee ci Lat Seck ci jëfam ju rafet jooju nga ko seddeel ndax déggoo kenn ci ñoom ndax ñi ngi dégg sax ne kilifa gi jotal na président mu xamal ko ne ko am na ñu nekkoon seen biir doon yàq élection yi waaye loolu lu mu lijjanti mbirum biiram la foofu fan ngeen ci toll wala jotagoo ci loolu yow. non peut-être dégg nañ ki nga xamante ne mooy tête de liste bi wax na nee na def na rapport lépp loo xamante ne xewoon na ci élection yi dina ko àggale son excellence dina ko àggale ki nga xamante ne mooy suñ nekkoon suñ tête de liste nationale muy Mimi Touré mais nag dama leen di xamal ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo jiite liste bi wala ñoo nekkoon ci biir liste bi jàpp naa ne tey doxin bi nga xamante ne waroon nañ ko dox buñ ko doxoon roy ci li nga xamante ne mooy zone 7 bi nga xamante ne honorable député Abdou Assec Sadaga moo ko jiite jàpp naa ni kon kenn waxatu ko parce que honorable heure boo xëyee mi ngi ci kaw terrain bi bu guddee mi ngi ci terrain bi même ñi nga xamante ne dañ leen débouché woon indi leen man toog naa mu yëkkati 200 litres carburant di leen jox ñi 50 litres carburant man maa ko seede ñi nga xamante ne bokkuñu woon sax suñu zone ñun kon gëm naa ni zone 7 lim def ci élection yi billaahi wallaahi talaay zone bu ko defoon gëm naa ni kenn waxut yeneen zone bu ñu ko defoon gëm naa ne li ñu am ci résultat yi day gën a kawe. waaye tamit jotu xam kan la ci ñoom la ñuy joxoñ baaraam ne moom moo liggéeyul nekkoon seen biir di leen infiltré ndax sa njël benn wax yaa ngi koy wax ne am na ñu nekk seen biir ñoo xam ne liggéeyuñu woon nekk seen biir. non xam nga su ma nee ñu liggéeyul tey ku demee ni Matar Diop honorable Matar Diop gëm-gëm bi mu am moom it yëg-yëg bi mu am. Matar foo dem fekk yaa ngi ko fa fekk yaa ngi fekk Matar tey mbooloo bu daje Matar mi ngi yëkkati as tuut ak gëm-gëmam bi nga xamante joxuma ko mais damay fekkee wala may gis mi ngi yëkkati as tuut si nga xamante ni moom la am di ko joxe kon kooku gëm naa ni mu ngi liggéey mais tey ki nga xamante ne mooy sëñ Modou Mbacké Bara Dolly tey képp ku taxul déggul gis na ni bi mu defee résistance ba delluwaat ba président recevoir ko bi mu ñëwee terrain mi ngi doon rey boppam ci liggéeyal ngir président Macky Sall am ndam. foo tourné ci dëkk bi yaa ngi ko doon gis kon gëm naa ni ñooñu noonu tey bu fekkoon ni ñeneen ñi mel na ni ñoom jàpp naa ni tey kenn waxatu ko kon gëm naa ni tey jii APR ci boppam danaa wi son excellence monsieur le président de la république fii ci Touba mais nag liggéey ñi nga xamante ne ñoo waroon liggéey man du ma ni Massamba du ma ni ma dem mais ñi ma la limal ni Mahmoud Cissé vraiment ku liggéey la Baye Alla si la ñoom ñëpp gis nañ ni liggéey nañ parce que nit ki bu fekkee ni da ngay liggéey say militant di wax ci réseaux sociaux yi yaa ngi liggéey jàpp naa ni lu am solo la te man amul kenn ci ñoom ku nekk sama responsable man président laa gëm ndawul président laa te ndawul son excellence monsieur le président de la république du ma Samba du ma Demba ci ñoom kon gëm-gëm bi ma am mooy képp ku liggéey jàpp na ni liggéey nga ñu wax la ko képp koo xam def nga naka su noonu aussi dañ naa carrément suñu yoon nekkul ci yow ñun président lañ gëm luy defaral président de la république lañ ci lañ nekk. mu nekk ndam loo xam ne ñu bari ñu ngi ko doon ñaan di ko yóotu si Abdoulaye Gaïndé Fatma def ay programme ci ndorteel li ubbi woon sax benn permanence pour parti bi yëpp kii di coordinateur bi mu doon coordinateur wala sax tête de liste bi waroon na coordonner département bi yëpp ndax yéen a ngi doon sentir ne coordinateur département la wala coordinateur communal la ndax permanence am da ko ubbi woon biir Touba ndax njabootu Mbàkke gi wala zone rurale yi naka ngeen nekkoon ak moom ndax li mu ci war a taxaw yëpp taxaw woon na ko. non man de wax dëgg yàlla sentiruma coordinateur bi ci élection yi sentiruma ko donte nag dégg naa mi ngi doon liggéey mais man sentiruma ko en tant que ndaw bu bokk benn bokk yaakaar bokk zone 7 di liggéey son excellence monsieur le président de la république sentiruma liggéeyam comme les autres wax dëgg yàlla loolu moom
sama gëm-gëm la sama yëg-yëg la su ma ko sentiroon comme honorable député Abdou Arsec Sadaga comme sëñ Modou Mbacké Bara Dolly comme sëñ honorable député Makhtar Diop comme l'autre là Mahmoud Cissé ñooñu daal gis naa ne vraiment élection yi muy nañ moyen pour jàppale son excellence monsieur le président de la République ñi des nag wax dëgg yàlla su ma nee gis naa leen damay nax sama bopp. lan nga jàpp ne sëñ Gallas bi mu ñëwee lu mu waroon a def la ba jàpp ne tamit ne liggéeyut lan moo ko doon xaar ci fi nga ko gisut ba jàppoon ne loolu lu mu waroon a liggéey te defu ko. non sëñ Gallas bi mu ñëwee li ko échegal ci sama xalaat bu gàtt ci politique. ci politique bi mooy dafa ñëw ànd ak njabootam mooy ñi si nga xamante ñoom la yàlla def ñuy suñu sëriñ. njabootu politique yi wala Mbàkke Mbàkke njabootu Mbàkke yi ñi nga xamante ñooy suñu sëriñ. ñoom la àndal jàpp naa ne ñi nga xamante ni ñoom man élection yi ñëw na ba jeex xaw ma kër sëñ Gallas xaw ma fu mu féetee mosuñu tegoowuñ bët. kon jàpp naa ne xam nga ni kon xaw ma sëñ Gallas la muy def ak lu mu deful kon jàpp naa dafa ñëw ànd ak njabootu bi nga xamante ne mooy njabootu Mbàkkeem nit ñi mu ngi politique man loolu gëm-gëm boobu laa ci gis te loolu laa ci tiré du leneen. te yoon waaye li daloon Abdoulaye Wade Ndakaaru yamale procès yi yëpp jam ñaajo ndax dalul kii di président de la république ay assainissement am ay réalisation bi yëpp mu yamale ko ci corniche bi mu mel ni ñeneen ñi bokk ci corniche bokkuñ ci commune bu Touba. waaw mais loolu xam nga wàññi boo gis ci benn lay commencé. muy fukki at yi. bay tegal wàññi boo gis ci benn lay commencé xam nga li nga xamante ne moom mooy premier corniche bi li ko wër. gëm nañ ni ñun gis nañ ni son excellence monsieur le président de la république def na ci li nga xamante ne mooy li génn corniche bi aussi gëm nañ ni tey jii may wax ak yow ak projet yi nga xamante ni son excellence projet de na ko mi ngi koy waaj mi ngi ciy def gëm naa ni fii ak 1 an jàpp naa ni projet lépp loo xamante ni projet le président Macky Sall na ko réaliser fii ci dëkk bi sell bi nga xamante ni moom mooy Touba kon jàpp nañ ni gis nañ ni aussi yéene ak gëm-gëm ak yëg-yëg bi nga xamante ni président am na ko ci biir dëkk bi gis nañ ni aussi population bi nga xamante ñoo dëkk Touba delloowuñu ko njukkal ci li nga xamante ne mooy élection yi nga xamante ni moom moo jiitu parce que tey hôpital bi ëpp ci Afrique wala bi gën a rëy ci Afrique ñu defal ko Touba autoroute Ila Touba plus de 200 kilomètres ñu def ko Touba xam nga sëñ Naar ak yeneen ak yeneen hôpital bi c'est bien beau lu baax la lu ñu rafetlu la kenn du ko ñaawlu waaye néew ju doole taxu koo jóg ndax faju bopp bi metti si buru taxu koo jóg ci maladie yu ëpp doole yi te loolu jàpp naa ne néew ju doole yi moom gisaguñ ci seen bopp 20% yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba amul bu ci état def ma jàpp ne war nañu gën a mën a renforcer li nga xam ne mooy poste de santé yi ci yenn village yi waaye xoolal village bu toll ci Daaru Manaan polarisé lu ba 34 quartiers nekk fi du benn poste de santé bu fi état def nga jël Mbusoobe du benn poste de santé bu mu fa def nga jël Mbëbëreen nga jël Ndaamaatu nga jël feneen fu bare yoo xam ne war nañ fa def ay poste de santé état bi sëgg ci ay bëtam def fële baax na mais ndax gëntoon mu gën a yokk secteur bi ci côté boobu. waaw mooy loolu aussi parfois dafay nekk loo xamante ni du faute état. kan la man dama jàpp ni photo autorité yi nga xamante wala ñi nga xamante ne président de la république ñi moo leen di recevoir ci biir Touba ñooñu la seen faute. mooy ñan. parce que fii ku fi nommé ministre conseiller. xam nga première autorité de Touba bi tagg nga ko léegi ci liggéey ak njàmbaatam Abdou Lahad Ka moom la état bi war a waxal ndax moom moo jiite moom la sëñ dénk ci wàllu côté boobu ndax moom kon moom moo jotul war kan nga bëgg a joxoñ baaram. non man du ma ni Abdou Lahad Ka. kon kan la. man dama ni président Macky Sall am na ñu fi waxal ñu dul Abdou Lahad Ka. xanaa Cheikh Bass. mi laa ñu sëriñ bi di ay tànkam. d'accord Cheikh Bass mën na ne Cheikh Abdou Gaynde Fatma mën na ne parce que tey mooy nekk moom lañ fi defal ministre conseil de la république kooku tey conseiller mooy lan conseiller ma ci li nga xamante ne ci nga ne gëm naa ni tey yu bëree président Macky Sall bu ko deful ci fotu ñi nga xamante ni ñooy si ndaw wala ñooy ndaw kilifa gi ci président de la république mais président vision bi mu am ak gëm-gëm bi mu am lépp loo xamante ni Touba soxla na ko président Macky Sall xar na si tànk tubéyam ngir def ko kon nag jàpp naa ni information bi àgg ci moom na mu war a àgg ci moom muy Daaru Marnaan bi ngay wax muy Gédé muy feneen ak feneen lépp loo xamante ni seen i bëgg-bëgg seen mébét seen gëm-gëm président taxaw na am na yéen a gëm-gëm pour defar ko kon loolu jàpp naa ni ci ñi nga xamante ni ñooy lantinoor yi war a senn wala ñi nga xam ñoo war a yóbbu information directement ci président de la république ñooñu ñoo deful li ñu war mais président moom gëm-gëm ak yëg-yëg bi nga xamante ni lépp lu mu am lépp lu mu teg bëtam luy defaral murit luy defaral Touba jàpp naa ne mi ngi ciy def li nga xamante ne moom la war. def na ci la nga xam ne moom la war waaye ngeen toll ci foo xam ne war ngeen utal seen parti bi njiit fii ci département bi ndax xalaatoo ñu jëloon ko mel ni Gallo Ba wala Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma wala ñu jëloon sëñ Modou Mbacké Bara Dolly kan nga jàpp war a nekk seen coordinateur ci parti bi. non coordinateur parti bi
dama jàpp ne tey jii niñ ko war a mën a defee niñ ko war a mën a doxee ginnaaw suñu papa ki nga xamante ne moom moo fi nekkoon muy coordinateur Moustapha Cissé Lo muy jàmbaar parce que li xew ci parti bi jamono jiñ toll bu fekkoon moo fi ne du fi mus a xew. muy lan muy yaama neex. kan moo koy def muy def lu ko képp koo xamante ne tey jige nga président wala yaa ngi waaj jige président wala yaa ngi bëgg a jige président yaa ngi def lu la neex mais bu doon mooma dina fii lay am mbir mi nii lay demee te na mu wax noonu lay demee kon jàpp naa ne tey jii kër dafa war a am kilifa parti bi dafa war a am kilifa gi nag jàpp naa ni militants yi am nañ ci part de responsabilité mais président de la république aussi am na ci part de responsabilité du ma ni si Abdou Gaynde Fatma du ma ni sëñ Modou Bara Dolly du ma ni honorable député Abdoulaye Seck pourquoi pas Matar Diop mu nekk coordonnateur Matar Diop war na mën a nekk coordonnateur ndaw la. liggéey na te mi ngi liggéey loo xamante ne gëm naa ni tey ji si parti bi ku dul Abdoulaye Seck saa daaga liggéeyu ko si parti bi. kon tey jii Matar Diop war na mën a nekk coordonnateur sëñ Modou Bara Dolly mën na nekk coordonnateur. tey bu la président woowoon ne la Naar Samb kan moo war a mën na ne coordonnateur. bu la président woowoon ne la Naar Samb tànn ma ci ñett ñi Matar Diop si Abdoulaye Gaynde Fatma ak sëñ Modou kan nga ciy tànn ngir mu nekk seen coordonnateur au nouveau département. man ndaw la te ndaw ñi laay faral Matar Diop laa naan nan nekk suñu coordonnateur parce que ndaw la te am na ambition am na gëm-gëm man gëm naa ne tey ku ko joxoon coordonnateur département bi mu géré coordonnateur communal mu géré ko loolu moom man xam naa ko donte defaluma dara nag defaluma dara. mais gëm naa ni lim nekk ndaw gëm naa ne tey ku ko joxoon mu nekk coordonnateur parti bi fii ci département Mbacké dina gën a avancer parce que boobaa aussi dina gën a xam ndaw ñi lan lay liggéey dina gën a ràññee li nga xamante ne ñooy liggéeyal son excellence monsieur le président de la république. lan nga jàpp ne lu ñu war dolli ci jotaay bi la Serigne Naar ngir ñu tëjee ko jotaay bi. waaw di gërëm bu baax waa zone 7 Guédé maa nekk vice président zone bi. di rafetlu aussi honorable député Abdou Ahad Seck Sadaga vraiment li nga xamante ne def na ko muy jël 11 otoom mu jël 11 otoom def ko ci zone bi man ma jël sama oto def ko ci zone bi mu jënd 6 Jakarta 2 tonnes gerte honorable Abdou Ahad Seck Sadaga def ko jël 8 kilomètres ci ndox ñu partagé ko ci li nga xamante durant campagne bi kon honorable député Abdou Ahad Seck vraiment jàmbaar la ñu jël aussi mu jël aussi li nga xamante ni moom mooy jour élection yi 40 oto lañ jël muy cette place muy ay 406 muy ak suñuy oto ak ay car ak ay Mbacké Touba ngir mu ramasser li nga xamante ni mooy militants yi pour ñu dem voter ji kon kooku tey amul lu dul sant ko gërëm ko amul lu dul xam na ni moom président de la république moom moo ko ñor xam na ni aussi li nga xamante ni mooy majorité assemblée national dafa nekkoon en jeu ci li nga xamante ne moom mooy frère am président de la république kon loolu moo tax mu xaroon ci tànk tuba def la man da doon wax ni bu seen li nga xamante ne dañ leen ko doon jox ci zone bu jeexee ñëw leen ma jël sama poste def la ko parce que président Macky Sall jaral na ma ko kon kooku vraiment sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko aussi ñun waa zone 7 bu baax a baax a baax a baax kon vraiment maam Khadim beneen bi aussi dinaa ko wax ci li nga xamante ne mooy financement yi xëy na peut-être ñëwoo ci muy financement jigéen ñi nga xamante ni muy 25 millions yi par zone ñun zone 7 majeure partie bi kontaan nañ ci financement yooyu noonu parce que jotuñu si majeure partie bi zone 7 niñ ko defoon majeure partie bi jotuñu si. mais vraiment ko tànneewoon moo baaxul wala ni moo ko monté wala dafa am ñu jot am ñu jotut. xam nga honorable député Abdou Ahad Seck Sadaga dafa def lu am solo dafa ñëw képp koo xamante ni responsable nga si zone bi mu ne ñu carrément kenn ku ne da ngay am tâche booy liggéey mu jël li nga xamante ni ñi nga xam ñoo jiite jigéen ñi mu ni leen dañoo bëgg comment dirais-je financement yi képp koo xamante ni mi ngi ci zone bi ñu xool nan lañ def sa présidente mouvement des femmes sa présidente mouvement sa présidente comment dirais-je sa responsable des femmes nga ñëw indi ko ñu defal ko mu nekk porteur biñ ko defee wax dëgg yàlla lañ ca jëlee amuñu seen lu neex parce que ñi nga xamante ni ñoo nekkoon suñu responsable suñu représentant des femmes ñooñu majeure partie bi kenn jotu ci kon ñi nga xamante ne ñoom la sasoon liggéey bi defuñ la leen war. kan la dénkoon liggéey bi. ku ñuy wax Daba Gueye moom moo nekk présidente moo nekk jiite woon jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci zone bi.
waaw. Daba Gueye mooy yoroon projet yi nga xam ne projet yi dañ naan 10 personnes yu ci nekk dina am ñaari représentant trésorier bi ak président groupement femme bi ngir ñu porter projet bi Daba Gueye da leen a ëmboon ñoom ñëpp moo doon defar document bi wala lan moo ci tur indi tur Daba Gueye bi xam nga loo xamante ne fekke woo ko mënoo ni nii ak neel dem mais en tout cas porteurs yi nga xamante ne ñun moom la ñu laajoon man boog ñi nga xamante ne ñoom laa joxoon comme porteur ba tey gisuma ci kenn koo xamante ne am na ci bari naa ci nag ay morom yoo xamante ne ñu ngi ci biir zone bi am na ñoo xamante ne chaque jour que jëfee ñi ngi xool seeni téléphone mais ba tey gisuñu ci benn Wave wala loo xamante ni ci financement yi la bokk kon loolu vraiment dañ koy déplorer di ko ñaawlu lool parce que nit buñ la dénkee mbir aussi li nga xamante ni moom moo war mooy nga def ko ni la ko waxee loolu dafay am solo day rafetal aussi diggante. muy am solo kon tàggatool rek. waaw bu tàggatoo ba di la sant bu baax di rafetluwaat aussi président de la république ci xëy ndaw ñi nga xamante ni vraiment def na ko muy zone bu nekk au moins 40 personnes ou xaw ma 40 ou 45 personnes yoo xamante ni ñi ngi leen di commencé di woo di leen enquête di leen wax ni leen vraiment ñi ngi traité seen dossier pour ñu am xëyu ndaw ñi. kon loolu boo ko xoolee 40 ou 45 personnes près de 500 personnes ci département ci commune bu Touba jàpp naa ne loolu du lu ndaw kon dañuy remercier bu baax président de la république kon dégg na aussi message su ndaw ñi nga xamante ne vraiment doon na wax ni dégg naa seen message seen message kon loolu ngir jàppale ndaw ñi nga xamante ñoo ne ci département kon loolu dañ leen sant bu baax di la gëm Ahmadou vraiment di rafetlu li nga xamante mooy liggéeyu Darou Manane TV lu am solo la di la sant bu baax aussi ci invitation bi waroon na am mais nag jamono ji ñu toll xam nga yitte yeeg élection yu xat yeeg bëggoon son excellence monsieur le président de la république am ndam moo taxoon yu bëree bëri ñu sëggoon ko mais ñu ngi leen sant bu baax di gërëm aussi waa Darou Manane TV bu baax jërë ngeen jëf di sant waa zone 7 bu baax a baax di sant aussi waa Guédé Kawsara sama koñ sama waa quartier ñëpp maa ngi leen sant gis nañ jàppale gëm-gëm voté bi nga xamante ne voté nañ ko massivement monsieur le président de la république merci.